asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu. Mbokki julli ji ñoo ngi leen di nuyu bu baax di leen ziyaar. ñu ngi leen di ziyaar bu baax Cheikh Omar. ngi leen di ziyaar bu baax a baax a baax comme niñ leen ko diggee woon rek. ngi leen koy bëgg a bokk ak yéen waxtaan boo xam ne moom mel na ni jamono xaw na ko laaj bu baax a baax a baax. ñu ngi ziyaar bu baax Cheikh Moussa ziyaare mbokki taalibe yi nga xam ne ñépp jaral nañ leen ñu bàyyi seen yitte di ñu déglu te ñuy nit ñu ñàkk solo ñoo xam ne amuñu xam-xam amuñu sax lu ñu joxe nag xanaa kay yéen a baax rek yéen ziyaare sama mag di ko balu àq bu baax ci julli gi soxna Ayda Mbay ak waa kër gi yépp ziyaare sëñ Modou Mbacke Touré. Cheikh Baye xam naa dina ñëw ci kanam tuuti ndax débat bi moom débat bu ko intéressé lay doon ak mbooleem mbokki taalibe yi nga xam ne ñoom sunu ay kilifa lañ bu wér te nu bokk ak ñoom lislaam bokk ak ñoom yoonu Serigne Touba ak sunu bokk yépp yi nga xam ne dañoo bokk réew mi bokk turuq suuf yi. waxtaan bi li ko waral sax xaw nañ koo junju mooy lii nga xam ne moom lañu seetlu ci jamono yii mu xew nga xam ne bari na ñu ko yëg ci suuf bari na ñuy dégg coow li tamit muy ay nit ñoo xam ne dal xewal nañu di saaga kilifa diine yi xewal nañu di ŋàññ lislaam ni muy doxee ci réew mi di ŋàññ waa réew mi di ŋàññi ñi nga xam ne moom la ñu am bu jëkk sax nag dañ daan xaw a dégg tuuti léeg-léeg murit ak tiijaan séq waxtaanu doomi bàjjan tiijaan ak xaadir séq ko léeg-léeg ñu xamul seen dënn tàng waaye ñu gis ne loolu mi ngi wàññeeku mu am nag leneen lu juddu lu bees loo xam ni moo gën a dangereux gën a virulent muy ñiy woowee seen bopp ay wahabi wala wahabiste ak nuñ ko mën a tuddee rek muy phénomène boo xam ne liñ ci seetlu mooy ñàkk respect bu mat sëkk bu ñu jëmale ci kilifa diine yi Sénégal yi nag mboole seen di saaga yoo xam ne ëpp na sax ci diggante nit sax ak moroomum nitam rek waxuma la nag koo xam ne ku ñuy wormaal la moo tax nag ñu xool ba xam ñooñu doctrine bi ndax bu fekkee doctrine la boo xam ne xëy na dafa nekk loo xam ne wuute la sax ci wàllu xam-xam wuute nga xam ne lu bari la ci lislaam kii gisee nii ñu bokk waxtaan wala ñu ne ñun de xam naa déggoowuñ ci point boobu waaye ñii dañu lay ŋàññi saaga la xas la génne la lislaam muy nekk loo xam ne nag lu doy waar la ñu topp ko nag nekk mbir moo xam ne topp nañu ko ba mu sori daanaka dafa mel ni sax xëy na waxtaan wi du ci xaj dëgg-dëgg dama ko sax yaakaar mais ak lu mën a xew pour tàmbali waxtaan bi rek Sénégal li ci ëpp ay jullit lañ yoo xam ne maanaam ci wàllu aqida dañuy wax ne ashari moom la ñu topp bu fekkee ci wàllu fiqh ñu ne ñoom imam Malik moom la ñu topp njàngaleem imam Malik kon bu nu àggee ci tariixa mu xaw a am wuute sax da ngay xam ne loolu ndax bu fekkee ci alquran la ñoo bokk riwaaya bi ñuy jàng bu fekkee ci wàllu xaqiida la ñoo bokk ashari bu fekkee ci wàllu fiqh la ñépp ñi ci ëpp imam Malik la ñuy attewoo léegi nag xaqiida ci boppam pour ñi nga xam ne ñoo jàng tubaab comme man mooy njàngale c'est l'enseignement de la théologie
théologie boo toppee mot bi ci arab mooy ci tubaab c'est le raisonnement sur le divin mooy njàngale moo xam ne ci wàllu yàlla dafay nekk loo xam ne lu xel mën a nangu la lu xel mën a leeral la ci doomu aadama bi ba mu xam ko loolu nag ku ko bëgg di nga yittewoo beneen xam-xam tamit bu ñuy wax ilmul kalaam muy dialecte maanaam dialectique ci boppam mën a wax mën a jokkalante ay kàddu loolu mooy li nga xam ne lu yaatu la nag ëmb philosophie ëmb xel raisonnement ëmb sagesse ak lépp loo xam ne ci wàllu xel ci lay dox léegi nag boo xoolee Ash'ari ci boppam mi ngi gane àddina dëkk bu ñuy wax Basora ci 873 mi ngi faatu en 935 bon année yi tamit année grégorienne yi lay doon mooy calendrier bi jànkatu arabe yi di wax miladiya boo xoolee moom mi ngi gane àddina tuuti rek bi nguurug Haruna Rachid amirul muminin Haruna Rachid jeexee nga xam ne moom aussi c'était l'apogée de l'islam daal boobu fekke na moom nguurug amirul muminin Haruna Rachid dafa fekk l'islam am doole lool sax mu nekkoon nag nit ku bari xam-xam ndax bi mu jàngee yenn xam-xam yi Basora ba noppi dafa dem jàngi li ñuy wax ilmul kalaam mooy li ñu doon wax léegi dialectique jàng na philosophie jàng na tamit lu ñuy wax mufasir ak faaxiq la tamit daal maanaam boroom xam-xamu fiqh la jàng na dialectique jàng na théologie ba pare mu nekk koo xam ne bu fekkee ci wàllu charia la imam Shafi ci lay attewoo ci mazhabu imam Shafi la bokk terme bi ñuy utiliser aussi di ko jëmale ci li ñuy wax salafisme ak wahhabisme dinañ ko leeral ndax li jiitu mooy li ñuy wax salafu saalix mooy ñi nga xam ne mooy mag ñu njëkk ña loolu mooy ñi àndoon ak yonent bi ak taabixiin yi mooy ñi nga xam ne les 2 premières générations yi topp ñi àndoon ak yonent bi ñooñu moom lañu wax ne seen dundu diine ak seen njàng ak seen njàngale diine lépp dafa authentique dara loo xam ne luñ ciy xebat mi ngi ci amul kon képp koo xam ne moom yaa ngi roy ñooñu nga war a roy te loolu nag boo xoolee école yi dafa am lu ñuy wax école yoo xam ne dañuy jàngale fiqh mooy chariatul islam ni ñu ciy dundee niñ koy doxalee am école yoo xam ne dañuy jàngale xaqida tamit mooy théologie maanaam nit ki nan la war a gëmee yàlla nan la war a jàppe yàlla ba bokkaale du ci am lu mu warul a wax ci boroomam wala nu mu warul a jàppee boroomam yépp dañ ko koy jàngal ba mu xam ko ba mu leer école yi jàngale fiqh ñeent lañu mooy imam Malik imam Shafi Abu Hanifa ak Ibn Anbal mais noonu la amee aussi ci yi nga xam ne dañuy jàngale xaqida mooy théologie njàngale mi nag dafa am koo xam ne moom la ñuy wax imam Abu Mansour al Maturidi kooku école bi nga xam ne moom la ñuy wax les maturidites ci wàllu aqida moom la ñuy roy ci xam-xam boobu mi ngi juddu 852 mi ngi wàcc ab liggéey 944 Ouzbékistan la juddoo maanaam bu fekkee tamit ci wàllu sharia mi ngi àttewoo ci Hanifa imam Ash'ari nag bokkoon na ci maturidi yi maanaam moom xaqida boobu la toppoon moom noonu la jàppee woon pas-pas boobu ba noppi it ki ko yar nga xam ne baayu jiitleem la pas-pas boobu la amoon te moo ko yar moo bi mu nekkee Bagdad ci kooku la yaroo
mooy ku ñuy wax Muhammad al Jubba'i. fondement école boobu nag maanaam dañuy wax ni lu xel nangu, xel mu sell lépp lu mu nangu rek loolu dafay war ci borom bi. foofu nag la wuute tàmbalee am ci digganteem ak Ash'ari mi ndax lu xel nangu war na ci borom bi, Ash'ari gëmul loolu. léegi na dafa am benn bis boo xam ne dafay waxtaan ak moom. Ash'ari ne ko dafa am dama la bëgg a nettali benn xisa boo xam ne ndax lii ci xilmul kalaam ci dialectique ci la ñu nekk ñoom ñaar di waxtaan. mu ne ko dama la bëgg a laaj boo xam ne dama cee bëgg tontu bu leer. dafa am ñett ñoo xam ne ñoo bokk ndey ak baay. kii dafa juddu maanaam di nit ku jullite ku jub ba ni mu faatoo nekkul ci dara lu naqari yàlla. kii juddu ñu bokk ndey ak baay mu dëng ba ni mu faatoo. kii juddu tuuti rek mu faatu, maam jotuñu ko togg jëf sax mu faatu. nu leen yàlla di àttee? baayu jiit leem nekk ko nga xam ne moo nekkoon ca la neex borom bi, kooku yàlla dina ko yóbbu ci aljanna ya gën a kawe. ka nga xam ne moo nekkoon ci li naqari borom bi dana ko yóbbu ci safara yi gën a suufe. liir bi nag sunu borom dana ko yóbbu ci aljanna yi ña mu yërëm. mu ne ko waaw, bu fekkee liir bi ci boppam daa jikki ba yàgg mu ne yàlla dama bëgg nga yóbbu ma ci aljanna ya gën a kawe, lu ko yàlla di tontu? mu ne ko bu boobaa sunu borom daf koy xamal ni ko jëfuloo lu la mën a yóbbu ci aljanna yooyu. mu wax yàlla ne ko yow mayuloo mu fu ma jëfee, ndax ba ma dee gone nga ma rey. mu ne ko waaw kay xamoon naa ne dinga ma tontu loolu, waaye la tax ma rey la ca ba nga dee gone mooy bu ma la reyul woon soo màggee ab saay-saay ngay nekk. doomi baayam bi nekk ci safara ya gën a suufe daldi wax yàlla ni ko waaw kon yow ni nga xamee sama mbiru rakk ji xam ne bu màggoon dana saay-saay, noonu nga xamee sama mbir. yàlla ne ko dara umpuma ko. mu ne ko kon bu fekkee moom xool nga njariñam ba rey ko ca ba mu dee ndaw, lu tax man xooluloo sama njariñ ba rey ma ca ba ma dee ndaw, man it ma mën a dem aljanna, donte aljanna yi ñu nga yërëm lay doon. foofu nag nijaay ji amatul tontu, mu jaaxle. nee na ba mu xëyee dafa ñëw daldi simmi mbubbam daldi koy sànni ci seen biir, daldi ne leen génn naa ci seen xaqiida bii ni ma simmee sama mbubb. ndax boobu yóbbu na leen ci xam-xam foo xam ne gag nañu. waaye bi ñu demee ba ci biir moom nag jaaxle na ci diggam ak boroomam nan la war a jàppee sunu borom. mu daldi julli guddi daldi ñaan yàlla mu xamal ko moom maanaam nan la war a doxee. nee na boobu nag la ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam feeñu daldi koy wax ne ko na nga yem ci sama sunna. mu nekk ci loolu ba nag yàlla dogal mu am ubbiku ci xaqiida bii nga xam ne moom la jàngale, mooy 2 fukki melo yi sax ci wàllu yàlla. comme ni ñu koy jàngalee rek ñëpp dégg ko, 2 fukki melo yu jomb ci wàllu yàlla ak li nga xam ne mën naa am mën naa ñàkk ci wàllu yàlla. waaye buñ dee jàngale xam-xam bi dañ lay wax ne la ñett yii moo mën a am ci xel. mooy loo xam ne loo ko dàq du tee nga xam ne lu nekk la, lu mel ni nekkug yàlla. benn xel bu mën a raisonner ba dàq nekkug yàlla amul. bi ci topp mooy loo xam ne lu ko xel indi du mën a nekk, muy lu mel ni beneen yàlla bu dul bii ñu xam. faw bu ko xel doon jéem a indi mu am ay manquement yoo xam ne dana la wóor ni lii nit ki nekkatul ci logique bu wér. ak loo xam ne nag mën naa am mën naa ñàkk. ñett yooyu rek ci la xel di dox. maanaam xel mën ngaa wax nit dara mu nangu ko parce que xelam nangu na loolu. am loo xam ne xel nanguwu ko, am loo xam ne mën na ñàkk. ba pare ñu wax la ne yàlla ci boppam du jëmm du melo. parce que bu fekkoon ne jëmm la dafay aajowoo di nga ko mën a décrire en fait. bu jëmm xesee ba am rek di nga mën a ne jëmm ji nii la mel. bu fekkente ne du jëmm du melo,
lii tax ñu ne la du melo itam mooy bu fekkee yàlla melo la dina aajowoo takk ci jëmm te yàlla du soxla dara. maanaam loolu nag moom lañ koy ubbee ba nga xam ne yow après sa xel du mën a jàpp yàlla ne am na forme wala am na nangam wala am na nangam. mu door la wax nag ni la yàlla moo jiitu mooy li ñuy wax al wujudun al qidamun al baqa al muxaalafatul xalq al qiyaamu bi nafs al wahdaniya al qudratu al irada al ilmu al xayun al samxun al basar al kalaam al qaadir al murid al xaalimu al xayaatun al samihun al basirun al mutakallim. maanaam duñ dugg sax ci détails yi parce que mën na am day gudd. mooy ñaar fukki melo yi sax ci wàllu yàlla. ñoom it seeni safaan mooy ñaar fukki melo yu jomb ci wàllu yàlla. mooy li ko tàmbalee ci alxadamu alxuduusun ba al abkama. maanaam ñaar fukki melo la yoo xam ne itam ñoo jomb ci wàllu yàlla. li maanaam mën a ñàkk mooy def ak bàyyi. maanaam suñ borom sàkk gi ma sàkk nii bu ko neexoon mu def ko, bu ko neexoon du ko def gi ak bàyyi gi ci moom rek la aju. waaye bind bi mu bind nit ñi nii wax ne ñi may jaamu dinaa leen teral, ñi nga xam ne dañ may mooy dinaa leen buggal, loolu itam nekkul maanaam ci amul benn logique. moom lim bëgg rek loolu lay tëral, loolu lay doxal. nekkul koo xam ne dafa am ay contrainte ci def dara ak ci dindi dara, lépp ci coobareem lay dox waaye dara waru ko. li siiwal njàngalem Ashari nag mooy fi mu nekkoon boobu Bagdad maanaam dafa nekkoon capitalu monde bi presque, nekk capitalu xam-xam. ñëpp di fa daje, képp koo xam ne maanaam yor nga dara, yor nga bagage intellectuel, yor nga xam-xam, maanaam borom philosophie yi nga xam ne jóge woon nañu Grèce ñëw. àddina bi daje fa parce que diggante bi Haaruna Rashid jaar na fi ba nga xam ne l'islam àgg na fépp fu mu waroon a àgg ba ñu dem ba yooyu taxaw. mais teewul Bagdad c'était la capitale de la science, c'était la capitale de la connaissance, des lumières, lépp fa la nekkoon. ba tey maanaam loolu meloo Bagdad la woon. ba pare Shafi yi ak Malikid yi ak waa kër imam Anbalit yi jël ko di ko jàngale. maanaam mazhab yi nga xam ne école yi doon jàngale fiqh bu ñu tolloo ci jàngal nit ki xam-xamu xaqida, maanaam tawxid ak ni mu war a jàppe yàlla, boobu njàngaleem Ashari la ñuy jàngale ci lu amul benn werante. jàpp ne moo gën a dëppoo ak li ñu doon wax léegi salafu saalix, mooy jàngale mag ñi nga xam ne ñu sës ci yonante bi sallallahu alayhi wa sallam ak ñi àndoon ak moom. loolu mooy dox ba agsi ci ku ñuy wax Ibn Taymiya bu fekkee ci Anbalit yi la. moom aussi dinañu ñëw ci yaatal mbiram ndax problème yu bari ci la jóge. mais boo xoolee maanaam Ashari yi presque boroom xam-xam yu mag yi ñuy dégg ñépp moom lañu. mooy imam Xasali, imam Xusayri, Suyuti, An-Nabawi, ibn Hajar ak ñu bari ñoo xam ne daanaka mënoo leen sax boole di lim ñoom ñépp. mais daal l'essentiel ci ñi nga xam ne ay boroom xam-xam lañu ci ay jamono ak génération yu baree bari njàngaleem moom la ñu doon jàngale. moo tax weddi ko dafay xaw a génnee bu fekkee mbooloom l'islam la. maanaam boo ko weddee peut-être 80% des musulmans da nga leen di daal di génnee l'islam. bu fekkee dem nga ba mu wóor la ni lii moom jàpp nga ne du xam-xam bu wér, ñoo ñëpp dañuy génn l'islam. maanaam bu fekkee muhtazil la, ñoom dañuy jàpp ne xel moo sut téere bi. maanaam li nga xam ne moom li ñuy wax raisonnement moo sut téere bi. waaye Ashari dafa wax ne xel, raisonnement ci boppam li mu mën mooy argument yi nga xam ne ñoo nekk ci téere yàlla bi ak li nga xam ne moo nekk ci
ci addis yi loolu bu fekkee nit ki xaakim la boroom xel mu rafet la loolu day permettre nit ki mu mën ko leeral mu mën ko étayer maanaam ñoom li ñuy tere yépp maanaam taawil toog waxtaan ak nit parce que ñépp gëmuñu yàlla am na ñoo xam ne xam-xam bu bari lañu yor te dañuy ñëw maanaam laaj la loo xam ne bu fekkee ne amuloo loo ko leeralee bu yàqul sa ngëmit ñi nga xam ne da nga bëggoon ñu dugg ci lislaam wala ñu topp diine yont yàlla Muhammad ci yooyu jamono duñ dugg ci lislaam parce que jamono jooju loolu la tolloo loolu la laaj raisonnement ak nit ñi ci boppam di xalaat di poser wu ay question ak di dem ci boroom xam-xam yi di leen ko laaj kon bu fekkee da nga sukkandiku ci loolu jël jullit ñépp génnee leen ci lislaam parce que am nañu ay réponses yu ñuy apporter ci benn période ci ay laaj yoo xam ne ñi koy laaj ay jullit lañu waaye ñenn ñi duñu ay jullit te ay boroom xam-xam lañuy de renommée internationale ci yooyu jamono da ngay daal di génnee jullit ñépp ci lislaam kon day mel ni ñooñu li ñu liggéeyaloon lislaam lépp dafay nul te xel maanaam la nga xam ne alquran moom indi na ko bu sa xel xesee ba rafet rek danga koy dal di mën a gaaw a gëm waaye boo ci xalaatee tuuti danga koy daal di mën a leeral ki nga xam ne moom yittewoo na xam-xam bi dina gëm nii am na ñoo xam ne gëm nañu yàlla ndax leeru ngëm sunu borom moo koy def ci ku ko soob waaye xamuñu te yàlla dafa am diine am kon bu fekkee nit ki yàlla moomu mu gëm yow dajji nga ngëmam ci yàlla dootul mën a topp diine kon boroom xel yi boroom xam-xam yi ñi nga xam ne ñooy ñi toog di xalaat ak di gëstu téere bi ak di toppatoo mbirum yàlla ñooñu defe naa fonk leen ak jàpp leen ak màggal leen la leen jullit ñi ameel waaw kon loolu dafay am solo nit ñi mën ko xam parce que xel moo lay permettre d'après Ash'ari nga mën a établir les éléments de la foi par le raisonnement rationnel maanaam bu fekkee ne ngëm mi ngi ci yow Ash'ari li mu wax nee na sa xel moo lay may léegi yi nga xam ne yépp dafay dëgëral sa ngëm nga mën di ko dajale di ko tëral ci sa biir xel ak sa biir xol ba nga xam ne loolu saa su ne yow sa ngëm day yokku te foofu wax na dëgg ndax bi ñu demee ba ci biir ku mel ni imaam Xasali dafa doon jàngale jikko mu wax ne ñu bari dañuy wax ne jikko lii la jikko laa la te fekk na jikko ñi ko jàngale ñi ci ëpp manifestation bi lañu jàngale mais jàngalewuñu lan mooy jikko jikko leer la ci sunu borom boo xam ne bu fekkee yu sell yi muy joxe la rawatina xel même loolu sëñ Basiru sax bind na ko ci Minanul Baaqil Xadim dafa ne xel leer la ci yàlla waaye jikko la ci doomu aadama te it maanaam xel bu rafet bu sell mooy li ñuy wax xaakim mooy la première vertu cardinale boo déggee ñuy wax telle personne est vertueux maanaam ku rafet jikko la rek munoo ko tàmbalee ci lu dul xel ma rafet na te sell na kon xel ak njàmbaar li ñuy wax courage ak désir ak équité ak njub ñeent yi ñooy vertu cardinale yi ci la jikko yu tedd yooyu nga xam ne yonent bi dajale na ko ba yàlla na ko wa innaka la ala xuluqin azimin taxaw ñeenti keno yooyu la après nag boo xoolee lu ci tarxiis jëm kaw wala jëm suuf rek jur beneen jikko waaw Ash'ari nag dafa jàpp ne xilmul kalaam maanaam xam ko faratale ci jullit boo xoolee loolu mag ñu bari jàngale nañu ko jullit nekkul koo xam ne dafa war a ñàkk tontu parce que l'islam moo mel noonu faw nit ñi laaj la ndax yonent bi dafa ñëw indi lu bees fekk nit ñi yàgg nañu lool ci jaamu ay xërëm ñu wax ko ne ko yow yàlla ji ñuy wax fan la ne nu mel loolu yépp laaj nañu ko
téere bii nga xam ne sunu borom def na tawféex yonent bi moom bi mu ñëwee jàngul kenn néewul diw moo ko jàngal loolu presque mel na ni moo sauvé téere bi ndax bu fekkoon ne jàng na ba mën a bind turam sax kon ñu bari duñu gëm ne téere bi moom waxi yàlla la kon am na solo pour nit ki am xam-xam boobu mooy xam-xamu dialectique bi ñu demee ba gis nga jamono yi amirul mu'minin Haaruna Rashid jëloon na sax borom ilmul kalaam yi tëj leen ay jamono waaye bi mu leen tëjee di doxal diine dafa àgg foo xam ne dafa boobu il était dans l'apogée de l'islam dafa yóbbu ay jullit dafa yónni ay jullit Chine ngir ñu toppatool ko foofu nit ñi ni ñu mën a duggee ci l'islam ñu laaj leen nag ba àgg ci laaj leen ne leen ndax yéen maanaam seen yàlla ji mën naa sàkk xeer bu rëy boo xam ne bu ko bëggoon a yenu du ko attan biñ leen ko laajee nag comme yooyu jamono moom ilmul kalaam dañ ko doon tere maanaam dialectique lañ leen tontu mooy ñun déedéet yooyu duñ ci wax yooyu moom loolu daal duñ ci dugg débat yooyu bi ñu ñëwee nag mbir mi xaw a metti Haaruna Rashid mu wax leen ne leen waaw yéen amul kenn ci yéen koo xam ne mënoon na argumenté ba ñooñu xam ne sunu borom bii ñu leen fay yóbbul amul morom nangam ak nangam ñu ne ko amuñu ko de mu ne waaw mais xam-xam boobu ñan ñoo ko yor ñu ne ko ñi ko yor ñoom nga tëj mooy ñi nga xam ne ñoom ñoo jàng ilmul kalaam ñi jàng dialectique ñoom nga jàpp tëj leen ci kaso bi ci la leen yeewee ñoom ñëpp wax leen ngir ñuy jàngale xam-xam bi parce que taawil c'est l'interprétation métaphorique c'est-à-dire ñu wax la ne la yàlla loxo dafa am loxo nga xam nga bu boobaa nit ki bu fekkee ci jamono yu njëkk ya la ba tey salafu saalix yi maanaam mag ñu njëkk ñaa njëkk dañ maanaam duñ ko interpréter dañ lay wax ne la boo déggee ñu ne loxol yàlla rek yow jàppal ne du loxo comme bu doomu aadama waaye bu fekkee da nga dugg ci xam-xamu dialectique bii am na ci foo xam ne interprétation day possible tant que juboo na ak la logique aussi de la langue arabe bu boobaa nit ki mën na la ni fii de li ci yàlla jublu ci loxo mooy kàttanam wala yërmandeem loolu nag ba tey nag ñoom seen jamono laajul woon sax débat yooyu parce que boobu ñu ngi dund ak yonent bi mu fi bàyyeekoo itam tuuti rek boobu l'islam it soriwul yittewoo guñu xam-xam bu yaatu boobu parce que dajee guñu ak ñoo xam ne seeni laaj day xóot seeni problème dafay rëy ba nga xam ne faw nga dugg ak ñoom ci ay débat te bari na fu yàlla di tudd ay loxo ay bët ay tànk ay nopp yàllaa ngi dégg lépp yàllaa ngi gis lépp loxo yàlla maanaam loolu nag taawil bi day am sens yooyu moo tax munu la ñàkk c'est-à-dire njàngaleem Ash'ari da lay permettre nga mën a am argument contexte bi nga xam ne moom ngay soxlaa pour waxtaan ak nit ki ci li mu lay laaj nga mën ci indi argumentation bu leer maanaam am na ci foo xam danaan la yàlla yorul loxo comme loxo nit ñi waaye ak tabeem la fay misaal maanaam ak li muy wax alxuraan dina wax nasullah fa nasiyahu maanaam bu dee ci arabe pur boobu effacement de l'esprit lay firi mooy nit koo xam ne maanaam ci xelam dañ ci effacer yàlla waaye bu boobaa xam nga yàlla tamit amul xel boo xam ne ndax dañ ne fàtte ngeen yàlla tamit fàtte leen waaye bu fekkee amul interprétation logiquement yàlla du fàtte yàlla moom munoo wax ba ñu ne yàlla day fàtte wala day réer wala nangam loolu amul kon bu amul benn interprétation nit ki du xam li ci boroomam jublu ci wax jooju te dafa am xeetu nit ñoo xam ne dañoo lank ne duñ topp yàlla ba ci seen xel ñoom boo xoolee day mel ni kon effacement de l'esprit dafa am mais bu dee côté yàlla bu boobaa la nga ciy jubloo wax mooy détournement maanaam ñoom dañoo dëddu sunu borom it daal di leen dëddu waaye du nekk ne yàlla daf leen a fàtte
wala wasbir li xukmi rabbika fa innaka bi ahyunina maanaam na nga muñ sunu ay nattu ci dal ci teey te xam ne yàlla mi ngi lay gis maanaam fa innaka bi ahyunina littéralement en arabe dafay signifier ne yow yaa ngi ci biir bëtu yàlla. kon ba tey boo ko xoolee dans la logique littéraire da nga koy mën a interpréter parce que yàlla amul bët ba kenn di dugg ci biir bëtam waaye sunu boroom rek dafay xamal yonent bi foofu ne ko xam naa sa mbir dara umpuma waaye nag bu fekkee amul benn interprétation bu yàggee dafay jaxase nit ki du xam waaw wala inna allazina yubayyi'unaka innama yubayyi'una allah yadullah fawqa aydihim bi saaba yi di jébbulu ci yonent bi Udaybiya yàlla dane bu ngeen tàllalee seen loxo mu tàllal ay loxom man yàlla samay loxo moo mi ngi tiim seeni loxo wala mi ngi ci seen ron loxo ana loxo yàlla amul bu boobaa loolu doo ko mën a jàppee loxo yoo xam dañ koy teg ci ay loxo doomu aadama kon foofu il faut que tamit ilmul kalaam intervenir fa bu fekkee nit ki dem na ba laaj la mais yàlla loolu nu mu ko mën a nàngamee mu am une interprétation ñoom ñëpp nag bu école yi jàngale xaqiida ak jàngale charia yëpp li ñu jàngale ci diine itam mooy ñetti façon yi nga xam ne moom la nit ki di nekkee ci lislaam mooy mu wax ne ab jullit la mu def shahada xol bi itam ci la tawxiid nekk mais xol kenn amu ci kenn jotewu ci ak jëf ji rek mooy li nga xam ne moo koy màndargaal mooy li sëñ Tuubaa wax ne maanaam bu fekkee nit ki dafa ne gëm na yàlla ciw làmmiñam xol ba itam doo ca mën a jote waaye nag toolub lislaam ba mooy jëf ya ca ngay xamee ni kii la mu waxoon ci làmmiñam mi ngi ci xolam ndax ay cëram ñu ngi koy jëfe waaw maanaam jëfi yàlla tamit ba tey ci njàngale mi moom day wax ne jëfi yàlla du am illa maanaam du am motif dara du tax yàlla jékki-jékki rek lii am mu sàkkelee bëgg-bëggam namm-namam rek ak kàttanam ci lay jëfee ba pare itam effet causalité ci création amul effet causalité mooy bu safara amee rek boo ko laalee mu lakk la déedéet yàlla moo sàkk safara te pourtant am na safara soo xam ne biñ ci dugalee Seydina Ibrahim lakk ko kon lay lakke ci safara kattanug yàlla lay doon ak coobareem nit dara mën naa dal ci kaw nit nga jàpp ne logiquement dafa war a am douleur parce que loolu bu dalee ci kawam rek day daal di am douleur te douleur tamit beneen mbir la moo xam ne yàlla moo koy sàkk jublu nit ki am ko nekkul causalité moo am ci biir mbir yi boo xesee ba laal safara rek da ngay lakk yàlla bu jubloo nga lakk day fexe ba nga laal safara autoriser safara yi si tam maanaam def ca kattan gu mu lakkee waaye safara ci boppam rek amul initiative bu mën a lakk wala safara nekkul rek que boo ko gisee rek léegi day lakkee safara am mënalul boppam dara mbindeef la comme ñëpp munul jékki-jékki wala mu am initiative wala muy def dara amul lu dul ci coobare sunu borom li ëpp nag ci ginnaaw borom xam-xam yi lii dañ koo dëggal ci la ñu nekk ba mu am borom xam-xam bu ñuy wax as-Sanusi imaam Muhammad ibn Yusuf moo bind ummul barahin maanaam moom Sanusi mooy fa mu dëkk rek moom la ñuy wax tout le temps mais imaam Muhammad ibn Yusuf moom la moo bind ummul barahin ci la Sëriñ Tubaa nag sukkandiku bind xasida googu ñuy wax Mawaahibu Quddus nga xam ne lii lépp presque ci njàngaleem Ash'ari la ci nii la doxee mu nekk xam-xam boo xam ne it xam-xam bu Sëriñ Tubaa fonk la xam-xam bu Sëriñ Tubaa màggal la dafa wax sax ni moom rek mooy xam-xam bi doy maanaam nit ki bu xesee ba am xam-xamu tawxiid bu xesee ba xam ni muy jàppee boroomam donte yeneen xam-xam yi manqué na ko sax dafa war a jàpp rek ni
am na xam-xam bu doy parce que xam-xamu tawxiid bi moo toll noonu ci sunu borom. parce que tamit bu amee problème bu nit ki xamul ni muy jàppee boromam li muy jaamu mën na ànd ak shirk, mën na ànd ak lu ne, mais bu fekkee nit ki moom wóor na ko ni nii mu jàppee boromam du ko bokkaale, du ko yemale, du ko melal, du ko misaal, du ko nangam, loolu dafay nekk loo xam ne dëgg-dëgg lu doy a doy la. lii nag daanaka mën naa wax ni ci la lislaam di dox ba mu am bis bu ñuy wax le 29 janvier Mongolie ci boppam attaqué Bagdad 1258 nga xam ne du 29 janvier au 10 février dañoo assiégé Bagdad. ñoo ngi àndoon ak buur bu ñuy wax Hugalu Xaan, kooku surtout Gengis Xaan la, mooy buur boobu nga xam ne moom daanaka tojoon na àdduna but ba but. mi ngi daje woon ak ku ñuy wax al Mustasim, ñu xeex bu metti. Mongol yi gañe jullit ñi rey ci 90,000 personnes. ci yooyu jamono boobu ils ont mis la ville à sac. lépp lañ jël, yàq lépp, yàq bibliothèque yaag, lakk dëkk baag, taal lépp. daanaka ca la xilaafa abbasi yi jeexee sax, nga xam ne dañoo mujj am statut religieux rek, mais maanaam ci wàllu nguur yiñ daan yor moom ca la jeexee faw. ca la nag ku ñuy wax Taqiyad-Din Ahmad ibn Taymiya gane àddina. mi ngi gane àddina en 1263. ci contexte historique bii ci la gane àddina ci dëkk bu ñuy wax Haran en Turquie. moom kurde la. ci mazhabu Anbal tamit ci lay attewoo. ku jàng xaqida la ak fiqh ak fatwa, maanaam li ñuy wax mufti, mooy ñi nga xam ne léeg-léeg ay situation dina tax ñu yëkkati seeni kàddu ndax nit ñi bàyyi guñ leen bàyyi xel ak déglu guñ leen di déglu. jàng histoire, jàng économie, jàng langue. nekkoon koo xam ne itam poète la woon, nekk sociologue. moom nag moom it bi contexte historique bi mu juddoo dafa fekk mamluk yi, mooy esclave Égypte yu jëkk ya, di xeex ak mongol yi, nga xam ne xeex bi moom dara dakkalu ko, ca lañu ne guddi ak bëccëg. moom nag mu dal di jóg bëgg dal di ne léegi day organiser jihad boo xam ne mi ngi koy organiser contre les mongols, parce que dafa ne mongol yi ñoom ay mécréants lañu, gëmuñu l'islam. li ko wuutale ak yeneen boroom xam-xam yi mooy il était formel sur ses positions, c'est-à-dire moom bu nee lii la day wax ne loolu rekk la, waaye lu keneen wax doxul. dafa maanaam li tubaab di wax excès de zèle. mu ay taawil ak ay ilmul kalaam ak yooyu yëpp pour moom daal loolu amul. li am daal mooy salafu saalixee nañ meloon, nga xam ne ñoom contexte bañ nekkoon nee na nañ fa dellu, maanaam ay 632 640 650 660, maanaam foofu daal la wax ne fa lañu war a nekk rek, waruñu faa jóge. dara warul tax xam-xam bi puus, lii warul yokku, lii warul wàññeeku, kenn warul tawil lii, kenn warul wax loxo yàlla, kenn warul wax tànku yàlla nii la mel, lii la ci yàlla jublu wala nangam. mais moom interprétation bi mu amoon ci xaqida nekkul aussi lu mu daan imposer par l'épée. xeexul pour xeex ak jullit ñi, rey leen pour wax leen ne leen nii ngeen di jàppee yàlla wala ma rey leen, waxu ko. waaye daal ñii moom génnee na leen ci lislaam, maanaam takfiir moom moo ko jëkk def. moo daan def gaa yi moom koo xam ne moom danaan moom mooy wax ne salafu saalix yi nii la ñu gisee diine, ku ko giseewul nii bokkoo ci diine. moom la tubaab yi di wax léegi le takfirisme, c'est-à-dire le fait de sortir les gens de l'islam. donc opposition à la méthodologie ashari moom da koo def ba mu sap. amul taawil, maanaam amul interprétation, amul ilmul kalaam,
du woon tamit ku ubbeeku ci philosophie, c'est-à-dire moom moo tax xam naa mu teel a, parce que philosophie dafa nekk xam-xam bu raglu ci koo xam ne dafa tëju ci benn affaire rek ne lii la. Nitu philosophie dañoo mën a laaj ay laaj yu saf, moo tax maanaam philosophie la jëkk a wax ne maanaam xam-xamu falsafa moom képp koo xam ne yaa ngi ko yor di ko doxal ci l'islam yaa ngi ci biti, maanaam lay génne l'islam moom carrément, moom sañ-sañ boobu moom xaw ma fu mu ko jëlee, waaye moom dalay génne l'islam. ak mu'tazilit yi, maanaam li ñuy wax les dialecticiens, ñi nga xam ne ñoom ñoo jëkk a jàngalee xam-xamu ilmul kalaam bi, ñoom it da leen a génne parce que loolu dañ koy tere. mutaaridit yi nga xam ne maturidit yi nga xam ne ñoom ñi ngi woon ci mazhab bi di jàngale xaqida, moom it daf leen a génne ndax taawil ak ilmul kalaam. mais loolu mooy problème bu mag bi, c'est-à-dire ñàkk gi nga xam ne mooy li ngay ñàkk jubóog nit ci interprétation walla ci wax, nga xam ne sa mbokkum jullit la, wax na ne jullit la, yaa ngi ko gis muy julli ak yépp, nga am sañ-sañu taxaw ne ko yow génn nga l'islam. moom c'est le père du takfirisme moom. ba pare mu yokk ci yoo xam ne da ciy takfir nit, wax ne ci xaqiida la sukkandiku takfir ko, te loolu jotewul ak xaqiida dara. lu mel ni at tawassul, maanaam ngay ñaan yàlla bi jaay Seydina Muhammad par exemple, par le rang du prophète Muhammad, ngay ñaan yàlla, mu ne la loolu soo ko defee bokkaale nga ak yàlla. pourtant yàlla nga évoqué, maa ngi ñaan yàlla allahumma, yàlla nga wax, mais bu fekkee nee nga bi jaay Seydina Muhammad rek, nee na yow génn nga l'islam. ak it ziyaare bàmmeel, loolu itam nee na képp ku ko def génn nga l'islam. màggal guddi gane àddina yont yàlla Muhammad ba tey, loolu nee na ku ko def génn nga l'islam. wax na itam ne képp koo xam ne dangaa jóg dem Médine pour ziyaara rawdatu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam, génn nga l'islam. nee na daal en résumé, il n'y a que son avis qui correspond au salaf salih. moom kese ni mu gisee mooy doxinu salafu salih yi. rawatina nag ci li ñuy wax zaat, maanaam xam-xamu jëmmi yàlla. li muy wax mooy loxo yàlla wuute na ak loxo, amul interprétation. maanaam reconnaître les noms et attributs énoncés dans le Coran et la Sunna sans interprétation. waaw bu yàlla ne loxoom rek nga ne loxoom ne cell, doo bu ne waaw ah loolu lum ci nga mu ne la déedéet, amul wax, amul interprétation. waaw maanaam loxo yàlla, kanamu yàlla, yadullah wajhillah ak tanazulaat yeeg yooyu ngay dégg yëpp du am benn interprétation. te boo xoolee ci njàngaleem Ash'ari attribut yi dafa wuute ak lii ñuy wax loxo, parce que loxo ak tànk ak yooyu dafa jëm ci anthropomorphisme, maanaam nit nga man koo misaal taxaw di ko décrire, loolu jotewul ak sifaat, jotewul dara ak asmaa yi. kon bu amul sens nga taxaw ne nit ki bu fekkee dane loxo yàlla lan la ci jublu, nga ne ko boo ko interprété te génn nga l'islam, ndax loolu c'est un attribut divin, c'est pas un attribut divin, du sifaat du asma. waaw ba pare ñu tudd cër yépp yi nga xam ne yàlla tudd na ko ci alquran ba mu des bopp, ñu ne ndax parce que yàlla tuddul boppam ci alquran, bopp daal. léegi am nag ay boroom xam-xam yu jóg ne maanaam yii ngeen tudd yépp ay tur dajale ko, bu yàggee sax da ngeen di jëmmal yàlla jëmm joo xam ne amul bopp rek la dul am daal, waaye dina am jëmm. parce que tellement da ngeen a tere nit ñi ñu interpréter ba nit ñi finalement dañ naan am na loxo waaye wuute na ak loxo nit, am na tànk wuute na ak tànku nit, am na nopp wuute na ak nopp nit, am na bët wuute na ak bëtu nit, am na cër yi mu tudd yépp dafa wuuteeg sunu bos rek, bopp rek la amul. kon am na yàlla boo xam ne moom ma nga aras toog, nga ne ma nga aras toog, nga ne kon yàlla am na waaye bopp rek la amul.
loolu moom day jur loolu ci xelu doomu aadama. kon parce que xel mënoo ko téye. quand tu demandes à la personne de ne pas interpréter, da nga koy yóbbu ci mu imager. loolu moo tax foofu la Ibn Taymiya wuuteeg ñëpp. ba pare nag il s'est acharné sur l'imam Ghazali et Ibn Arabi. ñaari ñooñu moom deseelu leen dara. dundam bépp nag ci liir a nekkoon rek diggante Mamluk yi ak Mongol yi. maanaam daanaka il a passé le plus clair de son temps en prison. kaso lañ ko doon tëj toujours. foofa la bindee ñaar fukki téere ak juróom yi mu bind. mi ngi faatoo Damas le 26 septembre 1328 foofu la faatoo. jamono nag continuer di dox ba nga xam ne même xam-xam bii mu doon jàngaleek ñi mu doon génnee ci lislaam yooyu day muy raaf di dem ba mu am ci suuf si nga xam ne tey moom la ñu tuddee Arabie Saoudia benn waay bu fa gane àddina bu ñuy wax Muhammad Ben Abdel Wahab mi ngi juddu en 1703. ah oui maanaam booba arab yi amagul waaye ci suuf si la rek 1703 ci la gane àddina. bi mu jàngee rek ba tàmbale moom it di wax yàlla dafa ko nattoo mu sukkandiku ci Ibn Taymiya ak Ibn Qayyim. ñaar ñooñu ñoom la jël def leen bàyyi ci lislaam, jël seen xam-xam sukkandiku ci bu baax a baax. lenn rek la wuuteeg ñoom mooy maanaam bi mu jógee di wax ñi nga xam ne ñooy ay bokkam dañ ko daldi commencer di ko persécuter. dañ ko persécuter dàq ko yàgg ko humilier yàgg ko torturer ba mu aigri daal nekk nit koo xam ne xol bi dafa jeex takk rek nit ku mer. maanaam mu jël nag jaasi 1744 Ben Abdel Wahab mel ni nag ku am aw tur ci biir naar yi ci biir suuf si ñuy wax, nekk prédicateur boo xam ne jàngalekat boo xam ne moom maanaam li muy jàngale da ko boole ak jaasi. te booba Arabie Saoudia tuddagul Arabie Saoudia àgguñ ci, waaye dafa nekk foo xam ne dafa bari ay tribus guerrières, bari ay bandits de grand chemin, lu ne fa. amit ay nit yàlla yu fa ne ñuy dund soufisme nga xam ne ñooñu boo leen woowee ci ay jaaseeg ay rayanteeg yooyu ñu ne la yoon wii doxalatul l'islam, yëf yi demeetul nii. donc mu dem nag gisee ak benn waay boo xam ne mu ngi tudd al Saoud al Kabir, nekkoon Mohammed al Saoud al Kabir, maanaam moom it amoon tribu guerrière boo xam ne bu ñu xawoon a ragal la ci biir naar yi. ñu waxtaan ngir jóg xeex fondé benn état boo xam ne dañ cee signé pacte ñoom ñaar. Le pacte a été signé mi ngi fii ñu publier au musée d'Istanbul. donc c'est un document boo xam ne léegi ça a été déclassifié et tout, ku dem musée Istanbul di nga ko fa gis. benn clause bu ñu signé, la guerre aux Ottomans, les Turcs. ñaareelu clause, la guerre au soufisme. ñetteelu clause, le partage du pouvoir en 3 points. maanaam ñi nga xam ne ñooy al Saoud yi ak Ben Abdel Wahab liñ juboo mooy buñ jógee dana dal ci kaw Turquie yi xeex ak ñoom, ndax l'empire ottoman moom ñoom la quoi, mais ba mu yaatu dana nu dal ci kaw itam ñi nga xam ne ay suufiwu lañu ci biir l'islam. bi ko ñetteel nag mooy suuf si nga xam ne ñu ngi xeex ngir dajale tribu yi buñ paree nii lañu koy doxale mooy ñi nga xam ne ñoom
ñooy ay al saoudi ñooy yor ce qu'on appelle les missions régaliennes mooy défense économie relation internationale al saoudi loolu la ñuy yor al cheikh yi mooy famille bii nga xam ne mooy Ben Abdel Wahab mooy yor diine ji yor àtte bi yor njàngale mi ak li ñuy wax police des mœurs maanaam ñiy toppatoo mbiri jikko yeeg yooyu. S'ouvrir au monde extérieur bokkul ci seen programme tudduñu ko fenn ci clause yi ñu signé maanaam xeex ak yéefar yi ba dugal leen ci lislaam bokkul. amul beneen clause bu bokk ci lii ñu signé lu dul ñett yi ma wax xeex ottoman yi xeex sufi yi séddoo nguur gi ci ñetti point kenn ku ne yor ñett yi nga xam ne kii mooy yor économie mooy yor relation internationale moo yor défense moom mu yor njàngalim diine bi yor àtte bi yor police des mœurs ak éducation waaye nag bi ñu demee ba yàlla dogal lañ bëggoon ñu am ko tuuti rek nguur ga daanuwaat maanaam bi ñu faloo ba bi nguur gi daanu daanaka téeméeri at la l'Arabie saoudite a complètement sombré dans le chaos ba léegi sax tuddul Arabie saoudite ça a sombré dans le chaos rek bu fekkee nag ci wàllu littérature la Ben Abdel Wahab moom bindul dara lu ñuy waxtaane maanaam amul fu mu toj ci wàllu xam-xam yi ñuy waxtaane moom tu ne trouveras pas ses œuvres dans le monde muy nekk loo xam ne c'est des références il a rien fait sur ça jaaseem daal la yor dooleem ju bari ànd ak ay bokkam ñuy rey nit ñi kon bu maanaam munoo ne wahhabisme munoo ne mazhab la ci wàllu fiqh munoo ne mazhab la ci wàllu aqida c'est pas une école de jurisprudence islamique ce n'est pas une école de théologie le mot wahhabisme aussi est un mot qui a été prononcé pour la première fois en 1848 par le consul général d'Angleterre à Constantinople parce que dafa am benn réunion bu fa amoon boo xam ne c'était pour les affaires qui concernaient les guerres tribales en Arabie c'est-à-dire boobu sax dans la péninsule arabique tuddagul Arabie saoudite peut-être na am tendance di ko wax nii mais consul général bu Angleterre moo jëkk a wax wahhabisme 1848 boole ko ci problème yi nga xam ne moom la ñu war a lijjanti ci péninsule boobu maanaam foofu arab yi nekk kon nekkul doctrine boo xam ne ci diine dafa am fondement boo xam ne nit ki mën na dem jàng ko di ko roy di ko dund di ko nangam déedéet moo tax peut-être ils se disent wahhabites mais bu fekkee am na ci ñoom ku bind wala ku xam dara Ibn Taymiya lay doon te Ibn Taymiya n'a jamais prôné la violence musul wax nañu rey benn jullit parce que dafa war a gisee nii yàlla moom daal nii laa gisee ku giseewul nii génn nga l'islam foofu la yemoon waaye daawul reyee Ibn Taymiya reyul kenn donc problème bi mooy Ben Abdel Wahab la foofu la violence bi tàmbalee ci li ñuy wax wahhabisme en 1902 Abdel Aziz Ibn Saoud nga xam ne sët la ci Al Saoud Kabir moo jugaat nag wax ne léegi daal dafa bëgg a dajalewaat nguuru maamam bi fekk na nag li ñuy wax nag la scène internationale léegi existé na maanaam Europe yor ay grandes puissances France Angleterre Italie Espagne Allemagne impérialisme am colonialisme am ak Amérique ak Chine ak Japon ak ce qu'on appelle les grands courants de pensée loolu lépp am na ci àddina bi waaye Moyen-Orient moom dëkki arabe yi ba léegi amagul dara lu am bopp lu fa am dara amagul donc ba ñoom fi mu ne nii ñi ngi woon ci problème mu tribu yooyu li fa amoon mooy ay tribu rek ak désert bu bari ak loo xam ne tamit mooy jeexiti diine ya fa ne ak soufisme ak kaaba ga nga xam ne tamit nekkul ci benn république amu fa royauté amu fa dara amu fa jusqu'en 1902 mais
Abdelaziz Ibn Saoud mii dafa dem àndaat ak bédouin wahhabite yi nga xam ne ay sëti Ben Abdel Wahhab lañu, nga xam ne ñoom presque fa ñu dëkk, c'est-à-dire 800 ans yoo xam ne daanaka ils sont isolés dans un coin de l'Arabie. ñoom guddi ak bëccëg képp lañu xam, xamuñu leneen, demuñu dikkuñu gisuñu dara ci àddina bi. te it wenn melo lañ, c'est-à-dire da ngay ànd ak ñoom wala boo àndul ak ñoom ñu rey la. même musicalement, musique ci wàllu musique, seen instrument de musique bi benn corde la amoon, nga xam ne ñooñu moom maanaam bariwuñ, amul xonq ñuul vert, déedéet benn la, bii lay doon wala bu ko doonul ñu xeex. loolu moo nekk ci seen nature, c'est ça qu'ils ont dans les gènes, loolu mooy seen deret. donc mooy ixwaan yi mu ànd ak ñoom ba 1926 ci la ñu jot kaaba gi, ci la ñu jot maanaam ci la ñu dajale Màkka ba nga xam ne kaaba gi dafa nekkoon le joyau de la couronne de Ibn Saoud, maanaam ci la guerre bi jeex. mais ixwaan yi mooy li ma doon wax léegi, ils sont incontrôlables, donc dañoo continuer ñoom di bëgg continuer di xeex rek, di rey, di dem. léegi nag Ibn Saoud ne leen déedéet, loolu moom def leen ndànk rek, lii du sama awma programme wu continuer di xeex di dem rek, awma ko. loolu moo leen jëkk a wuutale. bi ci des mooy doomam yi mu jël moom Ibn Saoud yóbbu leen Angleterre ñu jàngi. ak itam li ñuy wax nouvelle technologie yi, booba jamono li xew sax bariwul, waaye ñoom ñu ngi commencé di ko am ndànk-ndànk. ixwaan yi ne lii moom du dugg ci dëkk bi, maanaam du bokk ci li ñu, mooy li ma wax rek, bokkuñ ci li ñu xam, donc ku ko fi dugal rek génn nga lislaam. waaw léegi nag foofu la beneen élément bu bees nag duggee ci histoire bi, mooy li ñuy wax ulama yi ak seen fatwa yi. parce que Ibn Saoud mënul jékki-jékki rek jug di xeex ak jullit ñi ñoo xam ne ixwaan yi même bu fekkee d'accordatul ak ñoom politiquement, mënta jóg rek dal seen kaw. mu dal di dajale ulama yi nag ne leen nag siñ bi waxtaan leen nag, ñu xool ñii nan la ñuy def seen problème yi, parce que ñii ku leen seetaan it lii du wéy. léegi nag ñu daal di koy defal fatwa nag foofu loolu c'est la première fatwa en 1927, c'est-à-dire foofu le ulama yi commencé di jouer un rôle dans la géopolitique de l'Arabie saoudite. ci la ñu ko jox ndigal ne ko mën ngaa dal ci kawam, tu peux les éradiquer. mu xeex ak ñoom, duma leen, rey ca ñu bari, waaye jeexalu leen tàkk. donc c'est un phénomène qui n'est pas éradiqué, day day ami jeexit. waaw te it am na yeneen objectif yoo xam ne itam ca dañ caa xuloo, moo tax problème bi am. mooy 1932 déjà Ibn Saoud ci la créé dëkk bi, moom li ñuy wax le royaume d'Arabie saoudite. tuddeewu ko l'islam, tuddeewu ko yonent bi, tuddeewu ko Seydina Ababakar, te tuddeewu ko Seydina Omar, tuddeewu ko Seydina Ousmane, tuddeewu ko Seydina Ali, baayam la ko tuddee, maamam a Saoudia. waaw ba pare nag mu am benn conseiller juif, Mohammadov, kooku maanaam dafa tuuboon sax dugg ci l'islam, mais moo ko conseillé mu créer le concept du Saint-Siège de l'islam. maanaam Makka ñu fexe ba comme Vatican ni mu nekkee le Saint-Siège de la chrétienté, ñu fexe ba concept boobu ñu doxal ko daal. loolu nag nga xam ne ci yooyu jamono presque tous les pays musulmans avaient refusé, ñoom ñëpp dañoo lànkoon, ils ont dit non loolu c'est création la ci biir l'islam, kon duñ ko nangu. waaw mais Ibn Saoud dafa yeewu, comme Arabie Saoudite dafa bari ay tribu, képp koo xam ne chef de tribu nga takk na sa doom. donc il s'est retrouvé avec 45 fils légitimes, ñeen fukki doom ak juróom yoo xam ne jur na leen ci ay ndey yu wuute yoo xam ne ña-ŋànk dëkk ba ñoo ko jox seen ay doomam yu jigéen. waaw
moom mu daal di jàpp njàmburam. léegi nag daana def boobu jamono doxagul, daana def buy génn jël ay saako xaalis yu ndawaan def ko ci otoom di dox, di wax ne comme réew mi demeegul ni mu war a demee, yërmande ji mooy taxe bi nga xam ne moom la ñuy jëlee ci jullit yi aj si, boobu c'était la seule revenu de l'Arabie Saoudite, ñu ciy dimbali akus néew ju doole yi. léegi nag am na bis ndeysaan ñu ne dafa daje ak jenn jigéen joo xam ne dafa sonn, mu daal di wax jigéen ji ne ko dangaa soxla ndimbal, mu ne ko waaw damaa sonn lool. mu daal di yëkkati ab saako xaalis bu ndaw daal di koy sànni, ne soxna si daal di jël xaalis bi ba noppi di fëgg suuf si di wax naa ko yal na la yàlla génneel xéewal yi nekk ci suuf si yépp, yal na la yàlla génneel xéewal yi nekk ci suuf si yépp. moo tax yàggul dara rek 1932 ñu créé li ñuy wax Aramco. Aramco mooy société pétrolifère bi nga xam ne moom la américain yi séqoon ak Arabie Saoudia. te ndeke suufas Arabie Saoudia boo xaajee pétrolu àddina bi ñeenti xaaj, ñett yi benn bi moom ma nga ca seen suuf. waaw ñooñu nag américains yi bañ fa ñëwee, ndax moom xëy na bi muy joxe ay licence pétrole sax pour ñu prospecter suuf si, moom daawul toppatoo, yoonam nekku ci, moom ku ñëw mu jox la l'essentiel daal na nga joxe xaalis rek pour tàmbalee liggéey. mais nit ñi dañ daan ñëw di prospecter de duñ joxe xaalis. américains yi nag bi ñu ñëwee dañ faa teg xaalis bu bari, mu dàq ñëpp ne leen léegi nag yéen jël leen affaire bi ngeen seet. ñoom nag ñuy seet di seet, ci biir seet boobu dañoo ñëw installer en Arabie Saoudite encore beneen objet de discorde ak ixwaan yi ba léegi muy wahabit yi. mooy ñoom bi ñu ñëwee fi ñu nekk dañ fay dund à l'américaine, te boobu dañ daan jaxasoo ak doomi famille princière Al Saoud bi, dañ daan jaxasoo ak ñoom, xale yi di dem di fa fo. da ngay gis prince arabe yi ba léegi dañuy wax ne foofu la ñu jàngee foo, fa la ñu gisee clim, ñu indil leen ay clim ci seen kër yi, ñoom it may leen ko ak frigo. am na ci koo xam ne sax day wax ne seen frigo bi ñu ko taalee 27 heures la toog pour am glace, parce que minute bu jot kenn ñëw ubbi xool ba xam ndax affaire bi nekkul glace. maanaam ci ay 1932 la ñuy wax. waaw piscine singom yi nee na booba singom moom bokk na ci li nga xam ne moom ku ko yor daanaka patron ngay nekk ci seen biir saoudien yi, dañ lay fonk lool. waaw ak ay boîte de conserve yi nga xam ne dañ leen ko daan may buñ ko lekkee ba pare di ci fo. kon arab yi gis nga mbir mi ngi commencé di changer, nekkatuñu dans un cadre d'un débat religieux, ñu ngi commencé di dugg dans la géopolitique. donc lii presque bi ñu demee ba deuxième guerre mondiale jeex, ci la Franklin Roosevelt wax ne pétrole léegi dugal nañ ko ci problème de sécurité nationale u Amérique, te lu ñu fonk lay doon, lu ñuy taxawu lay doon. loolu nag tax na nañu fonk Arabie Saoudia. ca la gisee ak buur bi Al Saoud ci boppam, ci benn bateau bu ñuy wax le Quincy en 1945. ca la ñu signé nag ay accord, mooy pétrole bi moom daanaka Saoudia dañ koo bàyyee américains yi ci njëggu yomb tuut te teew, te ñoom américains yi ñu di leen wottu, di leen protéger. ba léegi ixwaan yi wax rek ne léegi ñii ils ont pactisé avec le diable. kon ñoom ba léegi ay intérêt géopolitique la ñuy xool fi mu ne nii. génn nañ l'islam bu yàgg de, bu ngeen ko seetloo. là on est dans la géopolitique. ba pare it mu am beneen affaire, mooy américains yi dañoo signé ak saoudiens yi lu leen may ñu am une base militaire là-bas. te fu ñu am base militaire, dund américain lañ fay dund, tux ak naan ak njaaloo daf fay am, ndax terewuñu ko. ak problème mu israélo-palestinien bi, ndax Roosevelt dafa wax Al Saoud ne ko, ndeysaan Al Saoud da nga koy tooñ sax naan ko yow day man sa fauteuil roulant bi daf maa neex lool, ndax yaa ngi nii toog jàpp sa njàmbur. Roosevelt dafa la fañ. mu ne ko te man dox daf maa jafe lool, boobu moom il faisait 2 mètres. mu ne ko am naa ci ñaar, dinaa la may benn bi. ci la Al Saoud commencé di toog ci fauteuil roulant. boobu mën naa dox, waaye xam nga buur rek buur daal buur la. mu wax ko ne ko problème mu Palestine daal daal jaaxal na ma te ma bëgg ci jël xalaat. mooy israéliens yii dañu leen a bëgg a indi fii ci Palestine ñu dëkk fi,
Al Saoud ne ko man day li Hitler def yahud yi lu metti la lu ma ñaawlu la waaye lu tax ngeen bëgg a jël suufu arab yi jox ko yahud yi yéen kay bu fekkee régler ngeen problème bi duma ngeen Allemagne jël leen as lëf ci Allemagne defal leen ko muy seen dëkk. loolu moo nekkoon xalaatu Al Saoud léegi Roosevelt daan ne ko na nga dalal sa xel ndax balaa ma cee jël benn décision benn dogal dinaa waxtaan ak ñaari côté yi mooy dinaa waxtaan ak palestiniens yi dinaa waxtaan ak Israël yi ñii ñu bëgg a dajale indi leen fi tamit daal waaye yàlla dafa dogal tuuti rek lañ ci teg Roosevelt daal di faatu le 12 avril 1945 léegi nag ku ñuy wax Truman ñëw nekk président Amérique Truman moom ba mu ñëwee yoonam nekku ca daal di nangu ñu créé xam nga Israël a été créé en 1948 donc Faysal boobu moo nekkoon ki nga xam ne ba léegi image yaa ngi sax ci internet bi tu les vois Faysal moom moo nekkoon Nations Unies ci yooyu jamono nekkoon fa représentant Arabie Saoudite parce que Faysal moo nekkoon ministre bi yor affaires étrangères yeeg diplomatie ak lépp mais loolu naqari ko nag mu nekk loo xam ne moom def na fa discours keroog ñaawlu ko wax ca lépp daal mu nekk nag un affront personnel pour lui bon bi mu ñëwee ba waxtaan ci ak baayam baay bi daf ko ni loolu day metti na ma torop waaye nag man it dama am beneen jaaxale mooy hachimite yi ñu wër ci Jordanie ak Irak ak anglais yi nga xam ne ñoo nekk Koweït ak lenn ci pays golfe bi ak Syrie man daal dalul sama xel ndax ñii mën nañoo xëy rek ne daraax ci sunu réew mi fab lépp wala ñu rey ñu kon nag américain yii li ñu def li may naqari naa jéem a waxtaan ak ñoom rek ndax ñoom it ñu gën ñoo mën a saytu ba ñii duñu dal sunu kaw loolu kon gis nga ne Arabie Saoudite moom yàgg naa wéeru ci Amérique ndax bëgg sécurité ak bëgg jàmmi boppam donc malgré affront bi malgré coow lii ak lii ko naqari ci Palestine moo tax ay problème yu sensible la mu continuer waat dellu ci américains yi ngir ñu mën koo saytu daal mel ni daal nit ak ka nga xam ne daal moom nga jàpp ne moom nga gën a wóolu ci sa kaaraangeeg bopp. Abdel Aziz nag moom ci boppam le 9 novembre 1953 la wàccub liggéey ci Taïf doom bu nga xam ne mooy ab taawam mooy Saoud Ben Abdel Aziz nga xam ne daanaka ci histoire Arabie Saoudite sax li ñu koy tudd bariwut ndax dafa nekkoon buur boo xam ne maanaam nekk buur rek ko neex maanaam moom nekk buur daal moom moo ko neex ak bu génnee wàccuwaayu buur biñ koy jox ak cër yéeg lépp ak fab alali ak ku tabe la woon fab alali réew mi di séddale ak yooyu waaye amoon benn jafe-jafe boo xam ne américains yi teel nañ ko xam waaye dañ ko suturaaloon ndax boobu ànd bi li mu laaj moo tax dafa am fu mu mas di dem ay américains ne fa bi ñuy wàccee bagage am ñu gis ci ay am ñollo léegi nag ñoom ñu daal di koy wax alerter seen autorités yi wax leen ko ñu ne leen noo noppi leen parce que comme moom sunu xarit la te jamono yi ànd bi neex na lool pétrole beeg yépp a ngi dox bu ci seen yoon nekk bu leen ci dugg waaye nag mu nekk buur bu yambare daal boo xam ne ci gàttal dem na ba famille Saoud dem ba yëg ni kii buñ ko fi jëlewul musiba mën naa am ci réew mi ndax booba tamit économie réew mi fayit na xaalis bi sawaay fowe na ko buy tukki day ànd ak gàngoor bu kenn xamul te du xippi te booba Arabie Saoudite famille royale bi ñoo jiitu ulama yi topp ci commerçant yi topp ci kon nañu defoon ca ixwaan ya rek ñu daal di woowaat ulama yi ne leen nag jële fi buur metti na waaye waxtaan leen daal ba gisal leen ñu buntu léegi nag ulama yi ñoom it daal di defaat fatwa ñu fab buur bi exilé ko Grèce lañ ko exilé ba ni mu fa faatoo en 1969 donc biñ ko exilé nag ay 64 yooyu lañ ko exilé rakk ji Faysal daal di nekk buuru Màkka Faysal nag nekk nit ku ñeme modernité waaye nekk nit ku bari xam-xam ci diine te nekk góor gu dëgër waaye
moo jëkk a jàngal jigéen ñi ñoom moom moo leen jëkk a dugal ci éducation ñu leen di jàngal ber leen waaye dañu ne ulama yu mag yi ñooy saytu li ñuy jàngal jigéen ñi keroog ba mu dugalee rajo ak télé ci réew ma la réew ma xar ñu ne léegi nag ak kéefar dugg na biir Arabie Saoudite ba toog parce que y a la radio il y a la télévision ñu def ci manifestation boo xam ne 65 benn prince bu ñuy wax Khaled moo ko jiite woon mu am ay wahabit yu ne ci biir famille bi ñu dugg ci biir fusillade éclatée ñu rey prince bi. C'est une histoire qui va rattraper le roi Faisal donc biñ ko reyee même baayam sax ñëw na ne Faisal soldat bi rey sama doom nañ ko rey mu ne ko déedéet soldat bi rey sa doom daf ko rey ndax dafa nekkoon ci loo xam ne dafa nangu l'islam nanguwu ko waaw ndax dafa def lu contraire à la loi mu ne ko nañ ko sanctionné mu ne ko duñ ko sanctionné mu ne ko ba doo ko def mu ne ko déedéet duma ci def dara waaw 67 nag ci la li ñuy wax la guerre des 6 jours éclaté mbooboo fekk na 48 ñu installé Israël léegi Israël dugg na ci contexte géopolitique u Moyen-Orient bii nekk fa état américain yi nga xam ne ñooy wayjuru saoudiens yi rek ñoo leen di sàmm ni ñuy sàmmee seen doom ñoom ñoo jàppale Israël ba mu taxaw ñu dooleel leen armé leen defal leen lépp bi ñu guerre ak arab yi ci juróom benn fan dóor leen dóor yu metti affaire ba nag nekk loo xam ne dafa feebar Faysal daanaka Faysal ca la gëj a reetaanee parce que affront ba dafa metti woon te moom mu dem ba yëg ni américains yi ci boppam ñoo armé israéliens yi moo tax après li ñuy wax économie àddina bi Faysal daf ko paralysé ndax boobu pétrole bi moom la jàpp la xam ne mooy dooleem léegi nag mu daal di te pétrole bi booba jamono toog na ñetti at yoo xam ne daanaka mbiskit ku gën a seer ndax niñ ko yombale woon waaw léegi nag bi ñu demee ba 1973 ñu geeraat arab yi ak israéliens yi léegi nag Syrie ak Égypte def ca ndam yu rëy ndax ñoom arme russe yi lañ jël mais bi ñu jëlee armement russe yi américains yi wax ne ñun bu ñu seetaanee russe yi ba arme yii bu ñu leen seetaanee ba ñu gañe kon day mel defetu Amérique la américains yi jaaraat ci suuf dem armé waat israéliens yi ba ñu ne ngodd ñu xeexate xeex bu mitti waaye dara waaw Faysal nag boobu nag la gën a toj nag mer waaw nga xam ne dafa bloqué pétrole bi ba barilu pétrole bi doon jar $2 di jar $17 station Amérique yépp amatul carburant nit ñi di rang coow la ni kur biir Amérique waaw ba yëf ya dem ba metti nag te booba guerru Vietnam bi tamit metti na ci américains yi ndax seen porte-avions yeeg seen yëpp dañoo am problème gars yi jaar ci suuf dem waxtaan ak moom it mu ubbilaat leen fa Aramco rek ne leen nag na nekk loo xam ne daal bu ko kenn yëg waaye américains yi sax dañoo dem ba ci biir ñu ne ñun sax amuñu woon problème mu ravitaillement pour sunu armée yee waaye dañoo bëggoon rek tester ba xam ndax Faysal mi dana jubóog ñun boobu américains yi dem nañ sax ba ne ñoom est-ce que duñu envahir l'Arabie Saoudite moom li ñuy wax rek le 25 mars 75 l'histoire l'a rattrapé Faysal mi ñu ko tuddee nga xam ne mooy rakki kañu reyoon ca manifestation ba moo ko dóor bal mu dee rakk ji li ñuy wax Khaled Ben Saoud daal di jël nguur gi Khaled Ben Saoud mii nag nekkoon koo xam ne dafa yàgg a topp Faysal nekk ku rakk ju déggoog magam daal te daawul sax wax ay politique ak yooyu mais il était dans la gestion des affaires moom nag ci moom la yëf yi accéléré c'est-à-dire dafa nekkoon ku mën a yor am réew yàlla dogal Arabie Saoudite lépp accéléré wu maanaam reine d'Angleterre ba mu fa ñëwee dana mësta gis ay grue yu toll nii ci àddina am réew moo xam ne luñ fa war a tabax ci ñaari at tabax ko fa ci ñaari weer luñ fa école yi université yi immeuble yi day mel ni ay ngay roose rek muy sax lépp di réew mi daal lépp tàkkandoo
rythme bi nag nekk rythme boo xam ne tamit ba pare saoudien yi au lieu ñoom ñu ne ñoom ñooy liggéey seen réew ñu dem jëli main d'œuvre étrangère bu saoudien du liggéey waaw mais boobu réew mi dox na dox boo xam ne gaaw goo xam ne modernité bi léegi rajo nga fa télé nga fa te Faysal ba mu fay dugal télé yi noonu la def dafa am ku mu jàngloo ay aaya alquran daal di koy diffuser ne leen lii bonut jaasi la rek mi ngi méngoog ni nga koy jëfandikoo rek yow yaay xam jaasi ji nan laa koy jëfandikoo. léegi nag lii moo jur tension sociale yi c'est-à-dire dëkk boo xam ne tàndarma ak café la ñu xam ak astaghfirullah tàndarma ak warga xëy rek oto yi tuuru ci dëkk bi immeuble yi nit ñi comprendre tuñu c'est-à-dire ils étaient tellement dans l'opulence qu'ils sont devenus fous ñëpp dof ndax xéewal yu bari te xam nga yàlla wax na ci alquran ne samay xéewal bu ma leen ko sottee da ngeen di dof am na ñoo xam dañuy bew donc ci lii la ñu ne lii nag aussi buñ la ne nit ñi dof rek jàppal ne lépp a ngi ci biir ndax ci la nit ñi di jàng tux même bu dee dañ koy nëbb ci la ñuy jàng naan sàngara ci la ñuy jàng njaaloo ci la ñuy jàng lépp naar dafa saay-saay am nag koo xam ne Juhaymaan al Utaybi xëy rek daal di assiéger Kaaba gi en 1975 ndeysaan moom sëtu ixwaan yàlla mooy wahabit ya xëy rek am ku jël rajo jumaay Màkka ji wax ne na ngeen ñëw ngeen sujjootal Mahdi bi ndax ñëw na dinañu leen génne ci kéefër gi ngeen nekkee yéen ñëpp. léegi bi affaire bi éclaté nguuru Arabie Saoudite soldaar yi nguur gi ne ñoom duñu dugg ci Kaaba gi di tiire loolu armée pakistanaise ak GIGN bu France ñoom ñoo sowe Kaaba gi waaye boobu rumeur yi gars yi dawal mooy saoudiens yi ñoom ñoo ko récupéré parce que boobu bugguñu ñu wax ne ay jullit dañoo seetaan ba ñeneen ñu dul ay jullit ñëw sowe Kaaba gi ak l'islam bañ leen jàppee bi yëf yi jeexee ñi ngi ci jàpp juróom benn fukki wahabit la ak ñett mooy ixwaan yooya ñu dañ leen a jàpp moom dañ leen a jàpp rek exécuté leen waaye am na ñu gis ne keroog la li ñuy wax alqaida juddu Juhaymaan mi al Utaybi ixwaan la wahabit nee na al saoud yi ay mécréant lañu ay yéefar lañu nee na itam mi ngi leen di reprocher modernité ndax c'est anti-islam waaw ak corruption maanaam xaalis bi nga xam ne dafa nekk ci dëkk bi di dox ci wàllu ger ak yu kenn xamul lii lépp nag mi ngi xew ba 1978 fekk na Iran ku Shah d'Iran bi ko yoroon nekk ku pro-américain yàlla dogal Shah d'Iran daanu Imam Khomeini jël réew ma kon mu nekkaat beneen danger ci famille al Saoud ndax Khomeini ba mu jógee dafa doon attaquer monarchie maanaam nguuru dëkki jullit ñi da leen doon attaquer di leen attaquer ci corruption ak modernisme bu accéléré bi nga xam ne moom la ñuy def ci barabu l'islam yi modernisme bi bu ko naar yi waxee ñoom noonu lañ koy waxee waaye ñëpp xam nañ ne pomu metti mi ak mooy yàlla gi ak yàq gi ñu nekkee ndax luxe bu bari beeg yooyu moom la Khomeini doon wax donc ca la sax al gaa yi tiit ba njàngaleem jigéen ñi nga xam ne góor da daan taxaw di leen jàngal ñu bàyyi ko léegi nga xam ne dañ leen koy diffuser ci ay écran de télévision mais góor dootul dem ci seen biir di leen jàngal 78 boobu tamit ci la Union soviétique dugg Afghanistan nga xam ne Afghanistan ba léegi ñu ngi ci guerre 78 ba léegi ñu ngi ci guerre léegi nag jamono yi Afghanistan Union soviétique di fa dugg fekk na université yañ tabaxoon Arabie Saoudite école islamique ya ak université ya ñu defaree fa ñu kenn xamul seenub lim ni mu toll ci ay théologien ay nit ñu jàng fiqh maanaam boroom xam-xam yi yëpp parce que ñeenti école yu fiqh yëpp représenté wu nañu en Arabie Saoudite loolu xëy na ñu bari xamuñu ko ak chiite yi am nañu fa sax seen jumaa mais
loolu yëpp bi mu xewee ba gaa yi jàng diine ba ni ar économie xamuñ ci dara. C'est-à-dire c'est des gens yoo xam ne jàngal nañu leen diine mais bu ñu waree dugg dans le cadre de la vie active bu ñu waree ut liggéey war a takk soxna war a nangam war di liggéey di dem ak dikk amuñu métier diine rek leen jàng. kon ba tey comme dans les années 78 ak yi da ngay gis tamit étudiants sénégalais yi nga xam ne dañoo jóge Sénégal dem ci dëkki arab yi dem jàngi. C'est le même phénomène. loolu foofu ngay gisee les débuts de la naissance du wahhabisme au Sénégal ñi demoon jàngi ci année yi nga xam ne boo demee université islamique yaa nga fa xas ñu yàkkamti ku ñëw ñu jàngal la endoctriné la waaye boo paree tu ne sers à rien. ñoom nag ñu jël bi Afghanistan bi fa Russie duggee gars yi dak dem ne léegi ay mujahidin lañu dañuy dem xeexali l'islam ci Afghanistan. Arabie Saoudite tamit encouragé leen parce que Arabie Saoudite pro-américain la mais encouragé leen parce que Arabie Saoudite boobu bëgg na xale yi am lu ñu jàpp ci lu ñu yëngu te comme gis nañu guerre bi moom aubaine la ci ñoom ñu financé leen jox leen ay bagages ñu daal di guerre yi nekk Afghanistan nag di fa guerre foofu da ngay daal di xam ne ponkaleen ci seen biir Oussama Ben Laden ba le 13 juin 82 ca la Khalid ibn al Saoud mi faatu léegi nag faat Ben Abdel Aziz dal di ñëw donc faat Ben Abdel Aziz tamit bi mu ñëwee diggante 1980 ak 1988 moom moo doon financé Saddam Hussein nga xam ne pro-américain la pour mu xeex ak Khomeini. kon nga xam ne Arabie Saoudite fépp foo xam ne Amérique am na fa intérêt am la Amérique am na fa noonu mu dugg ca xeex ba seetatul ndax ñii ay jullit lañu seetatul ndax ñii ay yéefar lañu. On est dans la géopolitique de certains yoo xam ne ci intérêt àddina rek la ñuy dox ak le mécontentement ci ñi nga xam ne ñoom jàppoon nañu ne àddina bi nii la war a doxe ci diine la ñu tàmbalee woon ci ay aqida ñu ngi ci fii ñu toll te lii mooy waxtaan bi lii mooy histoire wahhabisme lii mooy histoire Moyen-Orient lii mooy la réalité indéniable boo xam ne document yépp lii la ñu indi lii kenn mënu koo dindi du samay wax c'est l'histoire c'est le vécu lu am la ba noppi. Donc li jaaxal kay Fahd Ben Abdel Aziz mooy jàppul woon mukk ne Saddam Hussein dana dal ci kaw te boo xoolee pendant la guerre du Golfe nga xam ne ay jullit yu doon rey ay jullit lañu yoonu Sénégal nekku ca woon ñu yóbbu fa ay soldats kenn dellusiwul parce que seytaane bu mag bi nga xam ne mooy France moo ñu obligé ñu def ko ak Yambar mu njool moo mu nekkoon président Sénégal lii mooy li nga xam ne mooy li am c'est-à-dire ci biir géopolitique àddina bi ñun moom ay altoppe lañu mais yëf yi nii lay doxee. Donc bi nga xamante ni guerre boobu am na c'est-à-dire dañoo xëy rek sawaay daal di dugg biir Koweït Saddam daal di dugg biir Koweït Arabie Saoudite ñoom it tiit te boobu itam Fahd xam na ne du mën a jël décision tant que ulama yi defuñu fatwa mu woowaat ulama yi ñu ñëw mu xamal leen nag ne leen problème am na parce que waa ji mi ngi Koweït te fii la jëm si parce que am na ay photo satellite yuy wane ni am na ñu léegi ñu jéggi frontière bi dugg ci réew mi ñu nekkaat ci loolu booba jamono nag fekk na jàmbaar yeen jóge nañu Afghanistan ba dellusi nañu waaye ñoom it jàppuñ ci dara ñi ngi fi am nañu xaalis nag amuñu problème mais ils vivent comme des parasites ca la Ben Laden woo famille Al Saoud xamal leen ni leen mën nañu leen a jàppale ngeen xeex ba réew mi dara du ci dikk ñu ne ko waaw baax na ba dañ koo taxañ rek waaw baax na waaye yow toogal rek
dinañ la contacter bu fekkee jot na dinañu la wax ndax ne la bëgg nañ sa ndimbal am déet. waaye nag booba alqayda nag léegi taxaw na bi faat woowee ulama yi waxtaan ak ñoom it ñu fatwaati rek xamal ko ne ko daal su fekkee benn juboo mënta am sa digganteeg Saddam moom dal di dal ci kawam dal ci kawam bi mooy na nga wax américains yi ñu dal di ñëw dimbali ñu ndax booba loxob Amérique bi rek moom la ñu yaakaar. te it njëkkoon nañu am déception ci ñaari guerre yi jëkk mooy guerre de 6 jours bi ak bi ci topp parce que financement yi ñu def ci armée Arabie Saoudite kenn xamul ni mu toll mais jurul dara ay soldats yu yor ay biir yu réeg ay soldats yu mën a sóonoog yooyu rek ak xanaa ñi li ñuy wax sax policier Makka ñiy garder ñiy aj ak yooyu mais amul armée bu mën a défendre réew mi. donc il fallait américains yi ñëw te ñoom xam nañu ñëwu américains yi lan lay jur mooy ñoom bu ñuy ñëw dañuy indaale sàngara indaale tux indaale njaaloo indaale seeni base ak seen lépp mais il n'avait pas le choix ñu d'accord ati biñ ñëwee nag c'est-à-dire loolu nag la Ben Laden jàpp ne maanaam dañoo saw suuf su tedd sa ils ont souillé la terre sainte ils ont envahi la terre de l'islam du prophète nangam prophète bi sax maa ngi koy tudd waaye defe naa ca départ balaa ko gëj a tudd parce que moom it bañ ko ca génnee yàgg na di lu moo tey dinañ ñëwaat ci moom waaye li ñuy wax opération bouclier du désert 550 000 soldats américains ñoo wàcc Arabie Saoudite genn wàllu million bu teg fukki junni ñoo wàcc Arabie Saoudite léegi nag Arabie Saoudite itam dañ leen a wax ne leen effort de guerre bi yéen a koy financer. Ils ont dépensé 50 milliards de dollars maanaam boobu Arabie Saoudite am na xaalis waaye après guerre bi daf ci feeñ dafa metti lañ ca dañoo dépensé ba dépensé guerre bu amut tellement que dañoo ragaloon rek Saddam Hussein agsi ci ñoom mais loolu guerre bi mu jeexee américains yi demuñu defaat nañu Arabie Saoudite juróomi at yoo xam ne dañ fa tëdd rek wax di leen wax ne leen déet dañ fiy toog balaa Saddam di ñëwaat wala yooyu léegi juróomi at yooyu ñu tëdd Amérique nag ñu tëdd Arabie Saoudite ca lañu ci boobu moom maara day taali lañ fa nekkee rek kenn mënu ci dara nag parce que loolu nag moo gën a dagg xolu wahhabite yi moo gën a dagg xolu Oussama Ben Laden ak yooyu. Premier attentat bi mi ngi am le 13 novembre 1995 à Riyad moins de 1 an après ñu dalaat ci ambassade ci ñu defaat beneen attentat à Dahan lépp nag ay position stratégique américaines yi ci biir Arabie Saoudite fa la ñuy dóor seen bomb léegi moom lam ci jublu mooy daaneel régime mu al saoudi yi pour ñu mën a jotaat suuf si dàq américains yi yépp dëkk bi nekkaat dëkku l'islam bi lii di xew faat moom am na attaque cérébrale ba mënatul dara nga xam ne Abdel Aziz rakk ji rek mooy moom day génn nii ñu koy xool rek waaye léegi rakk ji moo yor réew mi di ko doxal Ben Abdel Aziz diggante bi Bush fils falu Amérique Ariel Sharon falu nu mu tuddati Israël guerre ba tàkkaat dans le maanaam kenn amatul jàmm nag Palestine suba ngoon guddeeg bëccëg bomb yaa ngay tàkk nit ñaa ngay kii israéliens yi di bombarder palestiniens yi rek Bush daal di wax ne wax Yasser Arafat ne ko na nga bàyyi maanaam terrorisme bi nga nekkee tey waxee ko waxin wu metti won ko ne ko man ànduma ak yow ci dara loolu nag tamit moom maanaam Abdel Aziz daf cee mer parce que boobu palestiniens yi ñooy dee ñooy torox mais ñoom lañ jàpp ne ñooy bandi yi maanaam Bush fils moom moo indi ne daanaka palestiniens yi léegi ñooy bandi yi bi ci Abdel Aziz meree nag ñu dem ba ci biir ndeysaan ñuy waxtaan ay def ay négociation dañuy yónnee ay ndaw ak yooyu entre le 8 et le 9 septembre 2001 ñu waxtaan ba Abdel Aziz daal ne Bush de loolu mu wax baax na moom na ko wax rek su ko defee ñu ubbiwaat ay négociation mën a xool nu ñuy def ba régler problème ba le 11 septembre avion ya dal ca kaw nu mu tuddati ya tour jumelle ya
te Ben Laden ku doy waar la ndax bi avion yi di dal ci kaw tour jumelles yi commando bi nga xam ne ñoom ñoo def attentat yi bu fekkoon ne 15 lañu 19 lañu 19 lañu sax 15 yi ay saoudiens lañu. Donc du coup Arabie Saoudite daa mujj léegi la face de l'Arabie Saoudite représente l'ennemi de l'Amérique parce que attentat bu am Amérique ak Amérique ni mu taxawoo Arabie Saoudite fukki nit ak juróom ci fukk ak juróom-ñeent ya di ay saoudien problème lay indi waaw. léegi nag 7 octobre 2001 américains yi dugg Afghanistan fépp tàkkandoo daal fépp ba ci àddina bi yépp ba fii ñu toll boo xoolee diggante 2000 maanaam année 2000 rek 1814 attaques terroristes ñoo am en 2000 yoo xam ne bu bokkul ak 2000 laa wax de 11 septembre 2001 la 1814 attaques terroristes ñoo am 4422 personnes ñoo ci dee. benn journal allemand bu ñuy wax Welt am Sonntag W ci allemand V la Welt am Sonntag nee na ñoom li ñu évaluer mooy diggante 2001 ba fii ñu toog di waxtaan 31221 attentats ñoo am 146811 personnes ñoo ci dee bokkul ak ñi nga xam ne dañ caa deele ak ñi ci jëlee traumatisme ak ña ca lafañee ak ña ca amee problème ak ña nga xam ne maanaam l'islam ci boppam mauvaise propagande ba mu ca jëlee ba fii ñuy wax ak yow nga xam ne léegi l'islam est au banc des accusés maanaam l'islam égale criminalité égale terrorisme égale tout ce que vous voulez l'islam léegi géopolitique àddina bi ak jaxasoo yi ak conflit d'intérêt yi tax na ba fi mu ne nii boo ko tuddee ñëpp tiit boo taxawoon fii ci benn gaar ne allahu akbar di nga xam ne yàlla gan la ci dëkk bi ci boppam te moo ko moom ndax léegi police ak gendarmerie ñëpp wër la te loolu jëf yi moo ko indi pour des problèmes yoo xam ne dëgg-dëgg ba léegi tuddatuñu doxalinu l'islam tudduñu fiqh tudduñu xaqiida génn nañ ci débat boobu yàgg na waaw. ñi nga xam ne ñooy financer nag wahhabisme bi parce que loolu c'est très important gis nga ixwaan yi anglais yi ñoo leen jëkk a financer parce que américains yi ni ñu doon récupérer pétrole Moyen-Orient bi surtout au niveau de l'Arabie Saoudite te boobu anglais yi ñoom ay Syrie xeetu weccet yooyu la ñu yor loolu dafay nekk problème te boobu bëgguñu jàmm am ndax kon musiba day continuer rek américains yi dañuy récupérer lépp. am na ay financement en fait la totalité presque des financements du wahhabisme mën naa la wax ne la c'est des financements privés en commençant par les frustrés de la famille royale Al Saoud. am na ñoo xam ne nguur gi ni muy doxee neexu leen ay frustrés lañu. am na ay hommes d'affaires am na ñoo xam ne dañoo isolé rek mais ils sont riches te financement yi bu fekkee c'est les financements saoudiens la plupart mi ngi transiter par l'Égypte ba tey gisal sénégalais yi demoon Égypte jàngi foofu lañ ñamee koppari wahhabisme bii fa lañ ko lekkee ñëw Sénégal saaga sunu kilifa yépp mais tout est financé et xoolal pacte ba nga xam ne moom la Ben Abdel Wahab signé woon ak Al Saoud El Kabir mooy attaquer le soufisme combattre le soufisme. kon histoire la boo xam ne c'est partie de la géopolitique c'est partie de problèmes d'intérêt de conflits d'intérêt politique. donc ñii am na beneen financement aussi boo xam ne c'est le Qatar en personne ñoom ñooy financer yenn yi nga xam ne moom ay yu mel ni ansaari diin yii di toj Mali loolu financement yooyu c'est le Qatar ça passe par le Croissant Rouge qatari yi dañuy financer wahhabisme. Arabie Saoudite par des financements privés dañuy financer wahhabisme. kon ay Boko Haram al Akmi al nangam yooyu ngay dégg yépp financement yi côté yooyu lay jóge
ça transite nag soit par la Turquie soit par l'Égypte soit par nangam mais ay yi ngay dégg yëpp ay ansaaru diin ay ñi bëgg indiwaat xilaafa yeeg ñooñu ñëpp ba les frères musulmans pareil ils sont tous dans le même sac waaw lii mooy li am te it nag ñoom maanaam violence verbale violence physique maanaam saaga nit wax ko lu ñaaw wax ko lu bon toroxal ko duma nit ki rendi ko tër nit rendi maanaam ak jël nit ci ay bokkam yóbbu par force ak violer ay jigéen yooyu yëpp ak taal jàkka yi taal jumaa yi parce que seen première cible yi ñooy jullit ñi donc loolu mooy ça c'est la doctrine du wahhabisme ce n'est pas lié à l'islam parce que du doctrine boo xam ne dafa basé wu ci xam-xam buy jàngale diine xaw a wuuteeg yeneen yi bu doon mazhabu fiqh ñu ne juróomeel am na bu doon mazhabu aqida ñu ne ñetteel am na wala yooyu amul ce n'est pas de l'islam c'est de la violence c'est de la politique c'est de la frustration et c'est un mécontentement manifesté par les armes waaw te it nag bu fekkoon ne sax ci seen biir ñiy woote salaf saalih mënatuñu dellu en 1900 mënatuñu dellu en 640 wala 650 mënatuñu ko jamono fii mu toll ni 2019 bii àddina dafa dox moo tax sëñ Touba kenn xamul lu mu doon parce que jamono yi muy bind masaalik di wax ne dafa am ñoo xam ne dañu leen a nax dugal leen ci xeetu jihaad noonu lañu ko tuddee boo xam ne lanu ca jublu ci li ñu wax mooy yëkkati turu yàlla ñooñu de seen jihaad boobu lan ca jublu mooy yëkkati seen tur lan ca jublu mooy jot ci alali àddina bi mooy jot ci li nga xam ne mooy tedd ngay àddina ji ak yëkkatiku àddina bi waaye loolu ñuy def day jihaad la boo xam ne bu fekkee ñoom lii lañu ko tëralee te wax ne yàllaa tax du jihaad maanaam bàkkaar bu bari la àndal ak ñaawteef te bàkkaar bu bari ak ñaawteef yooyu mu àndal mooy lii ma lim rek viol yeeg enlèvement yeeg extorsion de fonds yeeg yépp boo defee une enquête approfondie aussi di nga xam ne les wahhabites qui sont sur les terrains de guerre sont des salariés dañu leen di fay yana ki gagne jusqu'à 1200 € par mois et dañuy am ay congés c'est ça la réalité du terrain boo demee Syrie ña fa ne am na ci ñoo xam ne ñii dee aussi dañ leen di fay ay primes yoo xam ne ça peut aller jusqu'à 40 000 50 000 €. loolu mooy li am léegi nag pourquoi déclarer la guerre au soufisme? Le soufisme c'est la voie du salut. C'est une branche de l'islam qui est totalement non violente. yoonu tasawuf amul rey weñ amul rey boo xam ne c'est autorisé ci yoonu tasawuf lu dul tabaski korité ay màggal ay gàmmu pour bernde rey lu dagan yoonu tasawuf amul violence c'est la quête du divin jóg sopp yàlla ci sa xol évidemment loolu mooy tax xaqida am fa doole ndax ki nga xam ne dafay wuti yàlla dafa jóg di jëm ci boromam mais kooku faw mu sopp yàlla te li mu sopp faw mu taawil ci li mu sopp faw mu def ci ilmul kalaam def ci dialectique waxtaane sunu borom sëñ Touba sax gis nga li mu wax diini yaa xubbullah sama diine mooy bëgg yàlla te mag ñi fi nekkoon nga xam ne ci jamono jooju liggéey nañu ci l'islam ci Sénégal ñooñu ku leen saaga fu l'islam bi jëm lii fi am ak lii mag ñi nekkee woon mooy non violence bii sëñ Touba am na jihaad inni ujahidu bil ulumi wa bit tuqaa jamono ngi nii joo xam ne ku amul xam-xam ak tuuti ragal yàlla foo mën a jëm demoo fa dañ la faa jëmale rek dangaa yëgul ne am na ku la jiitu nga topp ko moo tax ku xeex tarixa bu yàggee ñu dajaloo xaw ma am nañu seeni turi bopp am nañu seeni sëriñu bopp nuñ leen di woowee nit ki saa bu la nee bul topp kenn mi ngi lay digal d'abord nga déglu ko moom kon mi ngi lay topploo boppam bul topp kenn mooy boo ko dégloo moom yaa ngi koy déglu
ci position yoo war a jël ndax dina la proposer leneen te lii mooy liy réeral nit ñi te jamono ji ku amulub xam-xam ragaluloo yàlla dundoo ndundat nga rek nii muy dox ci kaw suuf bi. Pourquoi combattre le soufisme? Parce que les soufis aiment le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Kan laa gëj a tudd yonent bi ci waxtaan bi moo ko tàmbaleeg léegi suufi yi rekk ñooy waxtaane yonent bi ñooy julli ci moom akus néew ñoo fonk jeexitam yi ci kaw suuf. lu dul rawdatu yonent bi ci Saudiya lan nga fay gis luñ naan la lii mbirum yonent bi la? amul. ba buur ba jëlee réew ma baayam la ko tuddee. ku la ne bul bëgg yonent bi boppam la lay bëggloo mbaa baayam te kenn melul ni yonent bi sallallahu alayhi wa sallam. ku la ne bul ñaan ci barke yonent bi itam mi ngi lay tere am dara ci yàlla, mi ngi lay tere gëm ne yonent bi mooy buntu bi yàlla. yonent bi mooy siraatal mustaqim mooy yoonu njub. ku la ne bul ñaan ci barke yonent bi, ku la ne bul déglu yonent bi dee na nangam ak nangam kay kooku kay nee na la bul faale kenn, bul faale yàlla sax. te yàlla moom ku faale yonent bi la. inna allaha wa malaikatu yusalluna ala nabi ya ayyuha allazina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. xamuñu kañ la ko tàmbali, xamuñu kañ la fi wax ne bàyyi na ko. kon bu kenn bàyyi julli ci yonent bi, mi ngi ci alquran ñépp di ko gis. ku la ne bul màggal juddu yonent bi, am na lu ñuy màggal ci Saudiya. ku la ne bul taf photo sa sëriñ, photo buur yaa nga ca fépp boo demee al saoud photo ma nga fa, photo Faysal yaa nga fa, photo ñëpp nga fa. ñii di tere sax photo yi seeni photo la ñuy taf ci seeni bureau. kon nag déglu ndigalu koo xam ne ci sunu borom lay jële nel ñu ne la xutbu samaan amul, wax seen waxi doof yoo xam ne kenn xamul fuñ ko jëlee. neel xamoo xutbu samaan, waaye inna awliya allah laa xawfun alayhim. am na loo xam ne ku ko engagé yaak yàlla képp lay doon, moom ngay xeexal te doo am ndam. parce que ñii bañ jógee xeexuñu, dañoo wuti yàlla. xam nga sëñ Touba dafa woote wax ne même sëriñ bi logique am dama neex, ndax sëriñ bi dafa wax ne yàlla moo ko, yonent bi moo ko digal mu woote wax ne moom njariñ lu àndul ak lor la, daa nafxin bila dararin. kooku kon bu nit loroo ci moom day mel ni kon sëñ Touba li mu wax du logique. moo tax bi ko tubaab yi ak ñu bari tooñee dafa ne afawtu anil ahdaai turan li wajhi man. waaye gis nga la mu waxaat fee salimtu min al ahdaai turan, maanaam man gëm naa ne ku dul jéggale yàlla du la jox ngànnaay. waaye gis nga sëñ Touba bi mu jéggalee noonam yëpp yàlla da ko ubbil buntu yëpp. bi mu jéggalee noonam yëpp li wajhillaahi taala ngir jëmmi yàlla. kon moom lorul kenn. waaye yonent bi am na fulla de, ndax ku mel ci moom nii sëñ Touba mel ci moom du la seetaan mukk ngay saaga yonent bi di ngay saaga sëñ Touba te du la duma. moo tax sëñ Touba ci boppam wax ne alimtu yaqinan anna mawlaaya kaana lii. moom daal li mu ci xam mooy xam-xamu yaqin bu leer moom am na ko ci. wa anna al muqafa man qalaaniya yardahu. képp ku ma bañ yonent bi dina la toroxal, moom yoonam nekku ci. waaye cet islam non violent, cet islam de l'amour d'Allah et du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ku ko bañ ku ne ku la ko bañ loo lor na la, rey na la. ndax c'est l'islam qui passe. boo xoolee fii Europe gii pour nit taxaw fi wax laa ilaha illallah lu jafe la ak Amérique. te pourtant turuq sufi yi nekk Sénégal ñu ngi fii am ay kër sëñ Touba, ñu ngi fii am ay zawiya. tey këru sëñ Touba nga New York, zawiya alxaaji Malik ma nga New York. te alxaaji Malik duggul avion ba muy dem Makka ak njàmbaaram la demee. sëñ Touba ngi fii xeex ak Touba bi ba ni sëpp. tey it sëñ Touba il fait un jihad d'une noblesse et d'une intelligence extraordinaire. mooy ñëw na Europe ña ko doon xeex di may ay taalubeem ak njabootam ñuy wut ay kër di fa tudd yàlla, di fa julli ci yonent bi, te ñoom du leen naqari. te loolu kat feek mi ngi am l'islam di avancé. loolu la sëñ Touba réussir ba kenn autorisé wul kenn mu tudd jihadiste. moom léegi mu ne moom jihaad lay def, waaye nag bil ulumi wa bi tuqaa. foofu rekk la secret bi ne. waaye coono yi am ci àddina bii
ak ñaawteef yii ak jaxasoo bii ñu toll ci jamono jii ñuy wax la mondialisation nga xam ne c'est économique, c'est apparent, ñëpp a ngi koy gis. am na leneen lu ñuy wax aussi le mondialisme diine la te tey dans le mondialisme tu trouveras à la même place le wahhabisme et le sionisme parce que c'est des doctrines violentes yoo xam ne qui implosent le judaïsme de l'intérieur, qui implosent l'islam de l'intérieur. Doctrine yii ñoo bokk ci tawat yi nga xam ne daanaka léegi parce que même société secrète yi sax dañ leen di utiliser ndax financement yi franc-maçon yeeg nit ñu bon ñëpp mën nañoo utiliser doctrine yii am fu ñu làqatu ba toroxal seen mbokki jullit te jullit ñooñu ñu embrigadé pour ñuy def loolu du ñu xam sax ne loolu foofu la jógee ñu jox la xaalis rek nga lekk tu sais pas d'où vient l'argent nga yor sa làmmiñ bu rëy di tararari. nañu bàyyi tariqa suufi yi ci Sénégal. Cheikh Al Ibrahim Niass lii mu def ci Nigéria est-ce que waa Boko Haram réussir nañ ko? Pour l'instant Boko Haram ay victimes rek lañ fay def di rey ay nit rek te moom il a réussi à mettre dans l'islam une centaine de millions de personnes. ñooñu nag bu ñu taxawee ne bis bii ki nu dugal ci l'islam gane àddina sunu xéewal la taxaw ci ay stade di wax laa ilaha illallah nga nekk sénégalais sa xol di dagg ngay wax ne lii du diine di mer di bon da dut sa baay du ka nga yaakaar waaye ñépp a ci war a bëgg ndam li yàlla defal sénégalais yi ci l'islam jaarale ko ci tariqa sufi yii tariqa tiijaan lii ci Cheikh Omar Fouti yu def ba silsila bi dox ba agsi ci alxaaji Malik agsi ci maam Ablaye Niass ak ñooñu ñëpp ñooñu ay jàmbaar lañu de ñooñu ay jàmbaar lañu de ku leen wax lu ñaaw wax nga ko ay nit yàlla pire bokkul ak gaynde gii nga xam ne moom it dafa jug rek ne ñee ñooy samay nawle ba yàgg mu romb leen di wëy dem ca yonent bi ci boppam mu ne ko sawaay sa mbir a ngi jaarul ci kenn maa la jox mooy maa xuus minallaahi sëñ Tuubaa ne ci yonent bi laa ko jëlee lii war naa naqaris gor wala jullit wala ku dëkk Sénégal di sénégalais lu dul lii du sunu identité nationale parce que amatuñu dara. Gis nga Sénégal la voie du salut du Sénégal c'est l'islam, c'est les tariqa soufi. loolu rek moo mën a dimbali Sénégal amul identité musu ko am. tubaab yi bàyyi lu ñu identité bàyyi ñu liberté choisir une identité te xam nañ ne seuls les tariq soufis sont incontrôlés ndax ñoom kat dañuy déglu ndigal te ka ñuy déglu ndigalam it day déglu ndigal ndax moom sëñ Tuubaa waxoon na ne waxuma la sax dee waaye sukuraat képp du ko jub sukuraat rek du ko def ba fiy jóge waaw du fi jóg mukk mi ngi fi kon nag mbiri boppam moo koy sàmmal boppam le seblaat waxoon nag ku jéggal ay noonam duma ko xulool loola itam xolam foofu la toll wax na dëgg waaye nag sañ nañoo wax nit ñi ne leen wattandiku leen ndax moom jéggal na leen waaye yonent bi kat ku noonoo sëñ Tuubaa du la jéggal de waaw bu fekkee am ngeen argument yoo xam ne dafa tegu ci diine te mën a ànd ak seeni mbokki lislaam wax leen ko kalante leen ak jullit ñi waxanteeg ñoom lu rafet waaye taxaw di saaga te ce takfirisme là construit sur la destruction de la foi des autres loolu du diine balaa ngaa doonub jullit génne maanaam tey boo xëyee génnee ma lislaam ab jullit pire nga loolu du diine loolu ban diine la c'est quelle religion c'est-à-dire la religion d'exclure tous les musulmans de l'islam ngeen dem aljana yéen kese ngeen fay xanaa yéen bu ngeen fa nekkul ak kenn sax du neex yàlla yërmandeem ji lu yaatu la kon nañu ko rafetal te seet nu ñu mën a def ba jullit ñi gën a bari ba jullit ñi gën a dund gën a mucc laa ilaha illallah gën a jëm kaw te loolu violence du ko def parce que nous sommes dans un monde où il y a trop de doctrines yuy xeex subaak ngoon guddeeg bëccëg il y a trop de sociétés secrètes seytaane ngi liggéey lu rëy waaw leerug yonent bi nag ñi ko yor di ko doxal rek ñooy ñu baax ñi mooy ñi nga xam ne ñi ngi woote ci jàmm di woote ci bëgg yàlla ak bëgg yonent bi sallallahu alayhi wa sallam lii mooy liñ ci jot a gëstu
doon ko jéem a leeral. Je pense avoir été concis malgré le fait que c'est très long parce que dafa xaw a bari waaye daal ñu ngi am ak cant gu rëy goo xam ne ñu ngi ko jëme ci kilifa yi nga xam ne ñu ngi taxaw ci réew mi di sàmm njaboot yi, di sàmm réew mi, di sàmm diine ji te di ko rafetal te di benn li këri diine yépp nag te di ci liggéey boo xam ne buñ demee ba ci kanam tuuti dinañu xam njariñ li ndax biñ jógee di ñu jéem a feqale rek xamoon nañ ne buñ juboo lislaam gën a am sag gën a am sutura. yàlla na nu ko yàlla defal te teral ñu ci barkeeb Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam sangu-sangu yépp. Du waxtaanu boroom xam-xam nag, waxtaanu benn waay la rek, maanaam ñu mel ni Cheikh Baye ak ñi ñu fi xam ñépp te ñu xam ne yàgg nañ ci thèmes yi ak sujet yi, luñ ci xam luñ nu mën dimbalee rek wala luñ mën a leeral ñoo ngi leen ciy déglu te di ko sàkkul ñépp. asalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu. jërë ngeen jëf.